kenn ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu tamit porte délégation bi nga xamante ne les membres du bureau ñëw nañu ci Tëngéej ànd ak ñun di nuyu aussi le représentant de la tutelle monsieur le chef de service départemental du commerce maa ngi nuyu tamit association yi nga xamante ne ñu taxawal organisation patronale yi fii ci département wu Tëngéej muy ACIS muy UNACOIS muy GES ak ñi nga xamante ne représenté nañu seen organisation ci taxawaay bi di nuyu aussi jigéen ñi nga xamante ne ànd nañu ak ñoom ci liggéey bi muy les femmes transformatrices di ànd aussi la délégation yi nga xamante ne ñoo ànd ak notre sœur Aïda ñëw taxawal bés bi ànd ko aussi ak yeneen jigéen ñi di nuyu aussi président yi nga xamante ne ñoo représenté les agriculteurs ki ci jiitu di le président Ibrahima Mbeng ànd ko aussi ñu représenté élevage ki ci jiitu muy le président Ahmedou Gaël Ka ak le président Cissé bi nga xamante ne moo représenté les pêcheurs ñu ngi beral nuyoo tamit notre frère et ami le président Ka ndax kenn ku ne xam na ne le président Ka moo jiite non seulement département bi ci wàllu élevage fii ci Tëngéej mais taxawam aussi ci tàngu chambre de commerce taxawaay bu am solo la di nuyu aussi ñi nga xamante ne bokk nañ ci commission yooyu yëpp ak ñi leen représenté ci assemblée bi di nuyu le personnel bi ñuy accompagner di nuyu aussi personnel de chambre de commerce bi nga xamante ne moo nekk fii ci Tëngéej ak ki nga xamante ne moo diriger antenne bi je veux nommer madame Nogoy Mbaye donc ñu nuyu aussi journalistes yi nga xamante ne fekk nañ leen fii yëpp kon bés bi dafa nekk bés boo xamante ne rek dañ ko bëggoon partager ak yéen pour wax leen antenne bi nga xamante ne moom lañ fi def antenne boobu taxawaayam ak njariñam ci biir opérateurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi loolu moo waral cette forte mobilisation nu ànd ko ak tous les membres du bureau ñëw toog ci seen kanam pour mën a waxtaanee loolu. li am solo ba am solo mooy am na loo xamante ne da daan nécessité nit ñi jóge Tëngéej dem ba Dakar loola jaratu ko parce que indi dañ leen ko ndax loolu politique la boo xamante ne dañ ko def pour mën a ànd ak yéen dañ ko def ndax jàpp nañu ne contexte bii nga xamante ne ci la ñu jógee muy contexte bi taxaw ci affaire Covid bi kon loolu mën nañu gën a mën a may ñu gën a taxaw seet ba opportunité yooyu yëpp ñu mën koo indil les opérateurs économiques yi nekk ci département bi nga xamante ne dootul jar ñuy déplacer Tëngéej di ñëw ba Dakar département Tëngéej département bu yaatu ginnaaw la te bari na ci ay zone yoo xamante ne bu fa nit ñi bëggee jógee di dem ba Dakar dafay gën a metti loolu moo tax ñu daal di ñëw fii nga xamante ne mooy Tëngéej ubbi fi antenne bi pour permettre ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen zone département bi yëpp mën a am commodité yi ak yi nga xamante ne produit yi ñu mën a wut si ci centre ville la ñu mën koo am fii loolu li ci jiitu ñu ngi saluer aussi la présence du représentant du maire donc li ci jiitu mooy les registres de commerce registres de commerce yi fii ci Tëngéej am ko fi jaratul ngay déplacer muy carte commerçant muy carte import export muy NINEA muy permis de conduire international yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xamante ne mu ngi fii ci seen boor antenne bi loolu lay liggéey kon dootul jar kenn ku bëgg a formaliser wu wala nga bëgg a taxawal sa entreprise di nga ko mën a am ci lu mu gën a gaaw le moins de 48 heures lëkkoo nañu ak structure bu ñuy wax Gaïndé 2000 plateforme la boo xamante ne daf ñu mën a permettre lépp nu mën ko def en ligne kon loolu dafay tax yow doo déplacer sax boo ñëwee ba ci antenne bi def li nga war a def dama wax ne lu motul 48 heures mën nañ la formaliser te loola lu am solo la. leneen li nga xamante ne tegu na ci mooy gën a yombal nit ñi ci li ñuy def gën a dimbali nit ñi pour ñu na formaliser xam nga ne secteur privé sénégalais ni mu bindoo li ñuy wax le secteur informel daf ci am solo secteur la boo xamante ne ñi ci nekk mën naa wax ne ñoo ëpp ci ñi nga xamante ne ñooy liggéey wala ñuy yaxantu
kon nag ñooñu dañu leen di jàppale pour ñu leen formaliser leen ndax boo bëggee bokk ci programme yi nga xamante ne état def na ko ak ndimbal yi nga xamante ne ñu ngi koy suqalee l'entreprise il faut yow nga wax yow yaay kan pour loolu mën a am nag il faut nga formaliser wu. kon loolu moo tax ñu mën a indi loolu ba ci seen wet indi ko ba ci seen i tànk kenn ku nekk mën ci sukkandiku war a mën a formaliser wu te loolu am na lu bari loo xamante ne da koy jariñ réew mi yow mi nga xamante ne yaay chef d'entreprise yor sa yëf di ko développer nu mu mën a toll jàppal ne da ngaa war a formaliser wu loolu nag boo ko defee dina la permettre nga bokk ci lépp mais dina taxit ñu xam ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ak département booy yëngatoo ak it filière booy yëngatoo ñu mën la identifier mën a xam ne kat diw sàngam mu ngi barab sàngam nangam la fay def te loolu am na solo kon loolu yokk na ci suñu jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci pêche bi muy suñu femme yi nga xam ñu ngi transformé dem na ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci mbay mi muy góor ñi ak jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi ci mbay mi dem na ci éleveurs yi nga xamante ne mën naa wax ne semaine bii seen semaine la ndax jàpp nañu ne ñu ngi jëm ci tabaski soxla nañ lu bare bari ci ku leen jàppale ndax nu mun a finaliser seeni programme yi nga xam ne moom la ñuy def ba yombal nit ñi seeni campagne bien que am na lu ñu dalalee suñu xel parce que wax nañu ne am nañu yaakaar ne la ñuy jëggaani ci ak jur ren boo du passé 12% wala 10% la ci des yëpp Sénégal am na ko te loolu tamit nit ñi bu ñu góorgóorloo xëy na ni muy demee la rek am na ci kër yoo xamante ne la ñuy tëbaskee buñ ko xoolaatoon mun nañu wax ne sax 12% yi duñ ko soxla waaye nag am na ci kër yoo xam ne la ñuy tëbaskee bu ñëpp tëbaskee la ñuy soxla ci jur loolooy tax mu bari. en tout cas ñoom daal jàpp nañu ne ci côté boobu ñu ngi ciy yëngatu ñu ngi ciy taxaw leneen li nga xamante ne bëgg nañ ko yokk tamit ci biir waxtaan bi mooy sunu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci mbay mi ndax zone bi mën nañ wax ne zone agricole la jàpp nañu ne defoon nañ ci benn étude pour wane ne fañ daan béy yëpp léegi ñu ngi koy tabax dama wax ne dafa am microclimat bu am fii ci région bi am ko fii ci département bi amul feneen am na ay produits yoo xamante ne boo ko bëggee liggéey pour le Sénégal fii am microclimat boobu rek nga ko mën a defee. dafa jaadu politique boobu xamante ne ñu ngi koy def muy politique gu ndox mi il faut nag boo bëggee béy am foo ko béyee donc il faut que waxtaan wi am il faut que promoteurs yi xam ne zone bii ñu songu di ko lotisser di ko defi ay kër moo dese Sénégal ci zone boo xamante ne c'est produit maraîcher foofu rek lañ ko mën a def. Monsieur le Président de la République def na ci ay waxtaan def na ci ay ndigal ci conseil des ministres wax ne nañu préserver zone bii ndax zone la boo xamante ne zone agricole la bu ñu ko bëggee nag tourner def ko zone boo xamante ne seetlu nañ ne sori nañ ci loolu nag il faut que dafa war a am taxaw seetlu ñu xam ne zone bi nga xamante ne dañu faa war a béy fii ci région Dakar nañ ko bàyyi nit ñi béy ko waaye zone boobu bu ñu ko bëggee lotir def ko ay cité loolu baax na loolu am na solo mais nag nañu xool zone yi nga xamante ne loolu dafa yàq dara ñu dugal ko fa mais zone yi nga xamante ne loolu rek la mën a def te bu ñu ko deful microclimat boobu tax nga mën a am production boobu doo ko am fii ci Sénégal dama defe ne taxaw seetlu bi daal ñëpp la war waaye ñi nga xamante ne mu ñoo nekk les promoteurs immobiliers ñooñu tam ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi xel ci li nga xamante ne mooy zone agriculture ñu ngi tamit wax suñu mbokk yi nga xamante ne mooy les producteurs les agriculteurs loolu leen des ci surface bu ñu ko lotissé def ko ay kër bu ëllëgee seen doom yi ak seen sët yi bu ñu ñëwee duñu am fu ñu béy te xaw ma luy yàqu waaye béy dundee njariñ rek la mën a am fii ñu toll ak fa nu jëm kon nag nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu ndax surface yi bareetul te bu ñu continuer ci politique boobu bu yàggee rek jàpp naa ne te loolu lépp ci département de Rufisque bii la nekk am na tuuti nag lu mu laal ci département Thiès waaye diggante boobu rek la su ko defante nag loola nga xamante ne def nañ ko forage yi biir ci laan yi am na ay problème yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne ñu war a régler la waxtaane ko ak ñoom pour mën a permettre producteurs yi quand même ñu mën a liggéey ku ne xam na tamit gis nañu ne Diamniadio
juddu na mu nekk loo xamante ne dafa nekk ci flanc wu Tëngéej loola tamit ak yokkute la bari na ay programme yoo xamante ne nguur gi def na ko fa te loolu lépp dina permettre quand même développer l'industrie ci côté boobu dina mën a régler tam lu bari ci affaire emploi kon loolu nañu ko rafetal waaye nag nañu bàyyi xel ci parcours bétail am na jur goo xamante ne foofu la dëkkoon te def na fi lu mat ñaar téeméeri at boo xooleen jur gi fi mu nekk da ngay seeram sax daaw ko xamoon place bi ndax bu ñu waree jofi da ngay gis jur gi dafay sonn ndax xamatul fu muy jaar xamatul fu mu jëm ndax lépp defar nañ ko aménagé nañ ko ay building la certes Sénégal dafa war a développer waaye nag nañu bàyyi xel fu jur gi jaar nañu bàyyi xel fu jur gi dëkk wala boog ñu aménagé feneen foo xamante ne boog dañuy aménagé jur googu yóbbu ko ko mais jur goo xamante ne am na fa lu ma téeméeri at boo jékkee-jékki aménagé zone ba defar ko développer réew mi am na solo mais loolu ci la bokk kon suñu bokk éleveurs yi am nañu ay jaaxle ci loolu lool te xamuñu woon lu may foofu te foofu am na ay jafe-jafe yu fa am wax nañ ma ne Tabaski gii ñu jógee daan nañ leen jàppale subventionné leen ci aliment de bétail ren problème bu rëy am na ci lu mel noonu ndax am na jur goo xamante ne boo ko yoree boo bëggee jënd presque saaku ripaas à 13000 13500 ci loo xamante ne demoon na ba ci 5500 6000 dama wax ne jaadu na ko ñu dimbaliwaat suñu mbokk éleveurs yi ndax ñu mën a téye jur c'est valable aussi pour nos amis maraîchers ndax gis nañ ne engrais sax amuñu ko te engrais bi ñu daan jënd fukk mën nañu wax ne fanweer lañ koy jënd léegi te loolu dafay wone rek ne il y a des problèmes dans ce secteur. chambre de commerce d'industrie et d'agriculture la ñu wax kon ñëpp la ñu mën a waxal il faut que ñu waxal commerçants yi il faut que ñu waxal industriels yi il faut que tamit ñu waxal les agriculteurs au sens large kon loolu moo tax ñu ñëw fii Tëngéej ubbi waxtaan boo xamante ne dañuy seet alerter waxtaan ak kilifa yi fexe ba yombal nit ñi ci li nga xamante ne ci loolu lañ jëm defe naa ne loolu moo waral ñu ne dañ ñëw ba Tëngéej waxtaane ko ak ñoom kon madame le représentant du maire ñu ngi lay ziar di la wax ne ñun bu ñuy def li ci yéen seen teranga la ndax seen i administré ñoom la ñuy faciliter li nga xamante ne mooy produit yi ñu yor kon dafa am jaadu rek ñu yëgoo ko yéen comme ni ñu ko defee ak préfet defee ko aussi ak administration bi ndax li am solo finalité bi mooy synergie moo war a am ñun ñëpp ñu mën a ànd liggéey encore une fois defe naa ne waxtaan bi day tax rek ñu indi ay solution ci problème yi waxtaan bi dafay tax rek ñu yombal nit ñi seen taxawaay suñu seen diggante ak chambre bi waxtaan bi dafay tax rek ngeen wax ñu xam ñun tamit fi ñu toll li ñu def li ci baax ñu gën ko continuer bu amee safaan ba tamit ñu mun ci taxaw kon encore une fois bala ma conclure je remercie le président le secrétaire général et son staff ndax secrétaire général bi moom tamit mu ngi liggéey lii yëpp moo ko ànd ak staffam taxaw ko indi cette politique de décentralisation kon à travers lui maa ngi gërëm le personnel maa ngi gërëm quand même ñi nga xamante ne ñoom lañ ko àndaloon li ci des kon waxtaan la débat la dina jaadu kenn ku nekk ak ñi ci war a sànni kàddu sànni ko ci yooyu kàddu daal laa bëggoon wax ci wolof maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant. Merci beaucoup président.